talaata ñaari fan ci safaratum ju nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent sa gàddaay ga mbokk yi dalee na jàmm ci xibaar yi marax gi li ci gën a fës Boulaya ab gox la bu nekk ci département bu Tivaouane askan foofee njàqare la ñu nekkee ginnaaw coowal suuf loo xam ne moo jotale ko benn promoteur nee nañu sax atte woon nañu ko ba teg koy daan waaye ba nii France daal di xëddeen mu ngay wéy di teg musiba seen kaw jooytu nañ ko ñoom ak seen layookat nañ ko teewlu si njëlbeenu xibaar yi gëstu bi ñuy jagleel wàllum xëy mi jëm ci ñi nga xam ne ñoo di ay ndaw te toll ci war a liggéey te mënuñu am liggéey te moo ne am na it bërëbu liggéeyukaay yoo xam ne soxna ñuy liggéeykat te amuñu ko waral nag maakaanum jëriñ ñi nga xam ne ñooy war a taxawu liggéey yi daan def ab lël bu yaatu door ab tàggat gu am solo ngir mën a jox ndaw ñi liggéey yu gën a dëppook ñoom tàggat gi nga xam ne dinañ leen ci tàggat ñu mën see wëlbatiku gëstub talaata ji di tekki ci réew mi ka ñuy fekk ji di ki nga xam ne moo di Aram Kan Ba xale bu jigéen boobu nga xam ne ñi ay yatam mu ngi toll ci ñaar fukk ak ñett di jàng ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru daa sos yëf yi boppam di xeeti diw goo xamante ne bi moom si boppam moo ko daal di sos nekk loo xam ne tax na mu ubbi ab njaayum kaayam dañu nag ay satukan dañu daal di teewlu ab nataalam ci njeexitalu xibaar yi mbokk yi lii mooy li gën a fës si biir jotaayu xibaar ñees kiis ñu def si faram fàcc. dal leen ak jàmm coowal suuf sa Boulaya ab gox la bu nekk ca département bu Tivaouane foofee nag ña dëkkee bërëb boobee dañu daan am jafe-jafe ak ki nga xam ne moo leen jaayoon bërëb boobee di ab promoteur jafe-jafe yi taxoon ñu ne yóbbu woon nañ ko ci kanamu yoon ba ñu attee woon leen ca tribunal bu Tivaouane daanoon ki nga xam ne moo di promoteur ba léegi nag yoon tegu ko loxo te mu ngay wéy it di def li nga xam ne moom moo leen jurloon coow ak moom wala ñi nga xam te ne bi ñoo di askan foofee ànd ak seen lawaka di ko daal di naqarlu bu baax yëkkate nañu seen kàddu si fekk ak Isidore Alexandre Sène ay nit ñu bëri la yor seeni njaboot waaye dañ leen jot a expulsé ci terrain yi nga xam ne de ñoom jàpp nañ ne seen moomeel la leeral yi ak seeni avocat daanaka ñun jàpp nañ ni dafa tuuti ba jéggi dayoo puisque Samba Sey kër yi mu toj ci ay naxaate li mu toj ci ay kër ëpp na mi ngi varié entre 100 ba 150 millions. ñoom waa collectif bi nee nañ li leen jaaxal kay jot nañoo condamné ki nga xam ne nag moo di boobule promoteur waaye nag booba ba léegi mu ngay dox soxlam te kenn xokkatalu ko. comme le tribunal mooy apprécier xëy na donc ci seen gis-gis mën nañ bañ a décerner mandat de dépôt mais bon normalement ci sama xalaat bu gàtt mooy ki nga xamante ne dafa def ay luubal jël ay kayit yoo xamante ne de faux documents kayit yoo xamante ne moom moo ko créé ñëw dugal ko tribunal ba jël ci ay décision yoo xamante ne mën na lor na ci ay morom doomu aadama kooku bu ñu demee ba découvrir loolu yaakaar naa kooku waruñu ko bàyyi muy taxawaalu ci dëkk bi. ñoom ñu faree fi nga xam ne nag moo di Boulaya ci département bu Tivaouane ñoom ñoo jotoon sax porte plainte ki nga xam ne nag moo di boobule promoteur ñu tuumal ko faux ak usage de faux yor kayit yi nga xam ne tamit jàpp nañ ne baaxul te liñ ko doon tuumal sax moom la waa tribunal jot a déggal ba sax ñu ne faaw ñu tëj ko juróom benn weeru kaso mu fay tamit ay dommages ak intérêt lu toll ci juróom fukki millions ci francs CFA waaye boobu ba léegi ñoom waa collectif bi de jotaguñ ci koppor bi te ki nga xam ne nag moom la ñu jotal nee nañu ba léegi demagul fi nga xam ne moo di kaso ba. Isidore Alexandre Sène ñu des si wàllum coowal suuf ba léegi ak jàngalekat yi daara yu kawe yi lu toll si juróom benn fukk ak ñaari pàkk yoo xamante ne bi nee nañu dañ ko daal di jël si seen suuf soo xam ne ci coopération boo xamante ne bi ab dëkkuwaay la bu SAES daal di sampoon ñu ñaawlu ñu ne yeexee nu moom lay mbir nga xamante ne bi mu ngi ca kanamu yoon ñëwaat ko waati nu mu gën a gaay waral ñu amaloon ab ndaje ak taskati xibaar yi ngir naqarlu ko art nañu nag buñ ko saafaru mën nañu sax banque seen loxo si njàng meek njàngale mi Malick Fall jiite woon ay SAES ay jamono ñu teewlu ay kàddoom ci micro bu daal njaaj dafa am ay waxtaan yu mu séqoon ak kilifa gu tuddee Moussa Sow muy président wu benn société bu tuddee les Manguiers de Bambilor ñoom ñoo ñëw waxtaan ak kilifa yooyu ba ñu d'accord ci benn protocole ñu waroon ñu jox benn maanaam 62 parcelles yoo xam ni fii suñuy collègues la ñu waroon ñëw ci 62 parcelles yooyu ñu waroon am fii fay nañ ko ci lu takku ci xaalis ba ñu commencé entamer procédure bi pour ñu def mutation yi pour permettre ku nekk nga mën a jël sa kayitu kër ca boobu nag la ñu gisee ni am na ay ñoo xamee ni boo songee sa kër rek gis ku la wax ne la man kat fii jaay nañ ma ko ba pare nga gis ñeneen ñi gis ni seen kër ba ñu ñëwee fekk nañu ko ñëw yëkkati tabax ba yëkkati ab état sam ñu ne nag lii mënul wéy ci loolu la ñuy waxtaanee
gisee nekk ci ay waxtaan ba indi ba Descos ñëw arrêté travaux yi ba waa ji ñu jàppoon ko tëjoon ko kaso waaye nag dañoo gis ni ba ñu ko tëjee as tuut toog na as tuut daal mu génnaat. ñu koy tëj tamit am na lu mu d'accordoon ci ay waxtaan ci devant la justice d'accord ko également ci waa Descos ñu gis ni loolu mu d'accordoon ba mu génnee daf ko tegaat ci côté bi demuñu bougé wuñu ñun daal li ñu bëgg. suñu juróom benn fukk ak ñaari parcelle nañ ñu ko delloowaat loolu daal mooy suñu bëgg-bëgg. lu mel noonu lañ dund kàmb. ku bëgg jàmm rek mooy toog ci processus bu toll noonu processus boobu yëpp def nañ ko ba egsi ba fii nag waxtaan nag day am fu mu yem. jafe-jafem dëkkuwaay ba léegi ca diwaanu Louga ca Ngelde yàpp gox la boo xam ne daanaka lu toll si ñeent fukk ak juróomi dëkk yoo xam ne ñu nga fa waaye nag jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi koy dund ci nekkin wu naqari ndox ak courant ñu ngi koy jooytu waaye tamit càccum jur go foofee nag nekk na loo xam ne ëlëm na leen waral nag ñu yuuxu wàllu ngir ñi nga xam ne di kilifay réew mi bàyyi leen xel Seeku Jàllo. Ceñalde doon benn tund bu yaatu bu nekk ci diggante Saint-Louis ak Louga askan ya fa yeewoo nag ay jafe-jafe yu métti la ñuy dund ci njàng mekk njàngale mi ci seeni doom. njàng mi doxul ndax boo xoolee jigéen ñi suñuy jàng seen niveau ci CM2 la yem ndax ku ci jàng ba am entrant say parents duñ la bàyyi nga dem defi say études ci ville yi ci Saint-Louis wala Dakar wala Paal liñ doon lancer message ci wàllu njàng mi mooy état bi. dimbali ñu may ñu collège. pàcc mi tamit jafe-jafe la si yooyu la askan. doy na waar boo xoolee dispensaire zone boo xam si am na lu mat 45 villages benn poste de santé la ñu am bu xaw a tane te poste de santé bi biñ ko fi tabaxeeg léegi yàgg na ñun bi ñuy def primaire lañ ko fi tabaxoon poste de santé boobu 95. yooyu la askan nag ngir jotee si ndox mi amul luñ dul jànkuwanteel la. amuñu ndox bu doy te pourtant ndox bi ci suñu village lay jaar. jóge kër Momar Sarr dem ba Dakar ki nga xam si ndox bi ci sa kër la jaar dem Dakar nga jaw nga dëkk même pas 10 kilomètres yow mënoo am ndox ki dëkk plus de 250 kilomètres di am ndox normal yow nga dëkk ci lac bi tam mënoo am ndox kooku wax dëgg yàlla neexul a dégg métti na lool li ñuy dund soo xoolee ñi fi am ndoxos te si ñëw da ngay dépenser valeur 1 million wala 3 millions pour mën a am ndox ci sa kër. kayit guy wane ci réew mi lañ dëkk sax yombul ngir ñuy daldi ci jotee. zone yu Ceñalde dafa nekk zone boo xam si ñaari région ñoo ko seq muy la région de Louga ak la région de Saint-Louis mais du ñaari région yi kese mooy problème mais dañu def ci 5 communes yi ñu def nag moo ñu gën a rey kon daal bu ñu sañoon zone yu Ceñalde am commune boppam. loolu moom lu ñuy jooy la. baykat ya fa nekk ngir ñu jote ci jiw wala sa engrais doonul lu yomb benn yoon ci ñoom feccam jur gi tamit jaaxal leen lool. kaw mënoo ko dimbalee lu dul bay kon loolu war nañ ci dimbali ba ñuy am gerte bu doy mën a bay boo amee sa xar wala sa bëy wala sa nag loo am rek ñu ñëw sàcc ko doy na waar. yooyu la askan nag di ñaan nguur gi ñu indi leen courant ci seen dëkk yooyu la. jooytu nañu courant jooytu nañu ndox it ñoom waa Ceñalde jamono jooju liggéeykat yi seen oyi banque seen loxo ñaari fan yoo xam ne tey ji lañ ko door muy wéy ëllëg ñoom sénégalais yi nag ñu ngay daal di sàkku ñu yokk leen seen payoor waaye nag ki nga xam ne moo di délégué personnel bi Omar Ba daal di xamle ne juróom-ñaar ñi nga xam te ne bii dañu daal di jógee bi ci réew nekk seen o dinañu daal di jural nguurug Sénégal wala sax askan wi ci boppam at mu jot daanaka 4 milliards ji koppar yoo xam te ne bii kawteef dëgg la ginnaaw seen banque yoxo googee doxub ñaxtu ci biir réew mi yëpp la ñu bëgg a amal ajuma ju ñu daal di dëkkmal moo nekkoon ganu ko kennu askan wi ay kàddoom moom Omar Ba ñu teewlu ko ak El Hadj Malick Cissé. Sen'Eau dafa nekk ci ay yëngu-yëngu yu bari fan yi ba tax na semaine yee ñu génn daanaka liggéeykat yi def nañu grève bu méttee métti ba nga xam ne duré na ñaari semaine ginnaaw loolu nag ay nit ñëw dox ci tànku jàmm ba tax ñu dakkal grève bi ngir mën a toog waxtaan ak direction bi. ba ñu toogee ubbi waxtaan gis nañ ne direction bi amul lenn li nga xam ne proposé na ko liggéeykat yi ba tax na liggéeykat yi génnaat nekkaat ci mbedd bi war a fas yéene jàmmarloog direction bi ba nga xam ne dinañu yëglu bu baax mardi bi tey daanaka assemblée générale lañ def ci Hann ci 10 heures ñu woo ci liggéeykatu Sen'Eau yépp ñu ñëw wuyu si ñu macha allah teg si tamit ay activistes yu mel ni Guy Marius Sagna ñëw appuyer ñu si xeex boobu te ginnaaw tey tam du ñu yem foofu dinañu dem. aljuma ji di ñëw doxub ñaxtu li ko dalee 15 heures tàmmalee place Obélisque dem ba rond-point BCEAO Centenaire
ngir rek gën a mën a yëglu ci xeex bi nga xam ne dañ ko sumb. tubaab yi nga xam ne indi nañ leen fii ci Sen'Eau ñu tuddee leen ay expatriés toll nañ ci juróom-ñaar waaye ay milliards la ñuy coûter ci Sen'Eau ba tax na yamuñu foofu li ñuy wax assistance technique tam ay tubaab lañ fiy indi di leen facturer lu cher a cher ñuy coûter ay milliards at bu ne ëpp na 4 milliards. teg ci tamit Suez di jaay matériel Sen'Eau di leen jaay ay logiciel loolu yëpp ay milliards yu ñuy rawale muy dem ci seen caisse pendant ce temps liggéeykat yi liggéey xaalis boobu yëpp ñoom avantage yi ñuy am ñu koy gën di wàññi te gisuñu seen bopp seen condition wu liggéey di gën di tar di gën di metti ba tax na ñu fas yéene yëglu ngir loolu mu dakk ci lu mu gën a gaawee ba seen intérêt ñu mën ko préserver ba gis seen bopp ci ni entreprise bi di doxee. liggéeykatu Sen'Eau yi nekk ci ñaxtu liggéeykatu Expresso yi nekk ci njàqare ginnaaw bi ñu yëglee ne dañuy daal di bëgg a dàq ñenn ci ñoom jëriñ ñi nga xam ne ci la ñu ajo di ki yor télécommunication Yankhoba Diattara daan na amal foofee tànki nemmeeku ngir dox tànki jàmm ngir it ak ginde ko mën a am xal seen na it ñu daal di mën a xaatimoo ak déggoo diggante liggéeykat yi ak ñi nga xamante ni bi ñoo jiite kër googee buñ sukkandikoo ci kàddoom Yankhoba Diattara ñu teewlu ko ki nga xam ne moo di Amadou Bari. Au niveau du gouvernement du Sénégal suñu préoccupation principale mooy stabilité secteur bi mais également préservation emploi ak création de richesse dans le secteur ba tax na ñun li nga xam ne mooy problème interne yi duñ ci sori mais ñun li nga xam ne ñun mën nañ ko wax mooy ñun suñu préoccupation majeure la ligne du chef de l'État mooy stabilité donc des entreprises mais également création de valeur et de richesse loolu la ñuy xaar ci Expresso. li nga xam ne mooy jëm ci seeni point yi ñu tënk nañ ko dem waxtaane devant le directeur du travail bi nga xam ne moo yor le dialogue social boobu ñu ngi ciy dem ñun nag ñu encadré leen donc ñun looloo ci suñu devoir maintenant bi ñu waxtaanee ñun ak ñoom ci au niveau du ministère parties prenantes yëpp d'accord nañu pour retrouver wu teg lépp ci suuf muy licenciement yi mais également départ pour motif économique yi jël un mois dem waxtaan devant le directeur du travail pour trouver compromis ci départ yi nga xam ne wax nañ ko mais dootul nekk départ pour motif économique day nekk ay départ négocié te loolu ñoom ñëpp d'accord nañ ci terme yooyu départ négocié. am nañ yaakaar ne tey mën naa ne même amendement yi nga xam ni direction de Expresso amoon na ko ci protocole bi dinañ stabiliser lépp pour signer tey le protocole d'accord avec le directeur du travail sous la supervision de mon secrétaire général. Yankhoba Diattara jëriñ yor wàllum xarala yu kawe yi di économie numérique ak télécommunication kaddu yooyu mu ngi doon yëkkati ci lancement bu ñetteelu lël bi di forum numérique ak daal di yemook ñaareelu édition bi nga xam ne moom la ñu duppee grand prix chef de l'État. ñu wax ci leneen di wàllum njuuj njaaj ci ambulance yi nga xamante ni bi dañ ko daal di seetlu génn foofu ci diwaanu Sédhiou ñu yeboon ci yamba lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak juróomi kilogramme ki nga xam ne moo jiite suma Babacar Diop docteur Babacar Niang daan nay dellusiwaat nag si kawteef yi nga xam ne ñaare day am su lu ni mel ndax am na ñoo xam ne nee na dañuy jëfandikoo li nga xam ne moo di ambulance yi nu mu leen neexee te kenn du leen saytu loole nag mën naa indi kawteef saa su nekk war nañoo gën a mën a saytu jumtuwaayu wér-gu-yaram yi si réewum Sénégal ay kàddoom moom docteur Babacar Niang ñu teewlu ko si jokkoom ak Pape Ibrahima Ndiaye i rajo. Bon loolu il faut ñu delluwaat ci histoire bi moom ambulance xam nga lu fi bees la médecine tamit presque lu bees en Afrique la. mais li ñu seetlu daal mooy ñi kilif dañu am respect bu rëy ci fajukaay yi dañu am respect bu rëy ci même ci clinique yi ñuy defar malheureusement am na ñoo xam ne nag seen jikku baaxul seen njorte baaxul dañuy profiter ci loolu mais lii du tey la commencé am na ambulance yi daan jóge Mbàkke di def ay trafic ay contrebande booy dugal oto Sénégal dafa am loi boo xam ne boo fee 10 ans amuloo droit dugg mais boo jëlee ambulance wala véhicule sanitaire douanier yi dañ lay bàyyi nga dugal ko parce que dañuy defe ne que lii da nga ko andil pour njariñu dëkk bi bon kii respecté loolu pour def ko njariñ bi c'est très bien mais xam nga li ñuy wax rek mbooloo bu nekk rek am na ñuy mooy yoon ñu nekk ci biir am na ñuy xam loi bi ne la demal jëndi ambulance Japon wala Canada boo ñëwee dañ la dimbale sa oto dugg même fekk warul dugg buy daw tamit presque duñ la gaaw a laaj ay kii ñun dañuy yor fii ay oto yoo xam ne balaa ñu koy immatriculer sax day jël temps mais presque dañuy bàyyi ñuy daw avec des tableaux d'immatriculation yoo xam ne ay du Sénégal donc moo tax ma ne la bañ ñaaw njorte bi ñuy def ci corps médical bi dafa am ñu ciy profiter di ci def lu bon.
ñu wax lu jëm si wàllu mbay mi ngir mbay mu gën a ñoŋ ñuy bay li ñuy dundee tey dundee li nga xam ne moom la ñuy bay ci réew mi ISRA di gëstukat yi si wàllum mbay daan nañuy sos nag fukk ak juróomi wirgo yi yees si wàllum ceeb di wirgo yoo xamante ni bi daan nañ koy saabal ca diwaanu Sikicoor ngir ñi nga xam ne ñoo di baykat yi gën a xam dëgg wirgo yooyu li si aju waaye tamit ñoom si boppam ñu mën a sos seen i jiwu yu bopp foofu ci diwaanu Ziguinchor ñu fekk fa Assane Ba ak Daouda Samb. ci biir projet bi nga xamante ne li ko tax a jóg mooy xeex ndóol bi nga xamante ne lii di Covid 19 bi moo ko indi ISRA nag taxawal na ay variété ceeb yu bees ngir rendement bu gën a bëri yi les variété nag béykat yi bëgg nañ ko bu baax wuuteeg li nga xamante ne moom lañ amoon bu njëkk. bu ñu ko méngalee ak li fi nekkoon variété yi fi nekkoon ñu gis ni amélioration rendement am na ba lu ëpp 50% sax kon ñu ne comme béykat yi bëgg nañ ko dañ leen jàppale ñoom jiwu. xeetu ceeb yooyu loolu moo waral tey ñu ne koo bëgg mu béy mu produire jiw il faut nga jàngal ko nañuy produire jiw. bu weesoo qualité bu baax bi nga xamante ne am na ko variété ceeb yu bees yi nag dañuy mën a rek répondre ci conditions climatiques yi nga xamante ne xorom si moo koy indi wala ñàkk ndox. après ñu gis ni aussi xorom si nga xam ne moo ñuy sonal temps yi moo tax ñu bëre ñu bàyyi béy ceeb. gis nañu aussi am na benn xeetu ceeb ñu tuddee ko Isridis dafa nangu xorom si aussi ba ñu dem bu ñu ko béyee daaw béykat yi gis ko ñu gis ni dafay joxe ñu dem ba góob am rendement yu baax. béykat yi nag nangul nañ bu baax li nga xamante ne moo di variété yu bees yi moo tax rek bu ñuy ñaax ñi nga xamante ne seeti yeneen mbokk béykat yi ñu jëfandikoo variété yi lee ngir mën a yokk seeni rendement. vraiment dafa nekk loo xam ne lu ñu doy la moo tax may ñaax ñëpp producteurs yi béykat yëpp yi nekk Casamance képp ñëpp mën a jëfandiku variété yooyu ñu mën a gën ci ndóol bi. autosuffisance alimentaire am fii ci Sénégal may ñaax nag état bi aussi parce que ñoom ñoo yore doole gi nañu gën a renforcer waa ISRA. béykat yi nag dinañ leen jox li nga xamante ne moo di jiw variété yu bees yi ngir ñu mën a defaral seen bopp ñoom itam bi lee ji ñi nga xamante ne ñooy daay technicien ISRA nag ñoo ñëwoon rek ngir defal leen ab tàggat ngir ñu mën a am technique yi nga xamante ne moo ci war. tajabal ko Assane Ba ñu wutali diwaanu Touba Mbacké ak wàccaayu màggal gi fukki fan ak juróom-benn moo ndox suñu digganteeg bis bu mag boobee ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk wàllum alam gi di commission bi nekk ci comité d'organisation bi saytu lépp lu jëm ci wàllum environnement door nañu seet ga ak catal ga ca dëkk bu sell ba waa UCG daal fa yóbbu ay jumtuwaay yoo xam te ne bi dina tax mbir yee gën a jàppandi ki nga xam ne moo jiite boobu les commission di Serigne Abdou Latif Mbacké daal ci bég lool ñoom it daal di jaare noonu fësal seen arminaat ci màggal gi ñu dëkkmal Touba ñu fekk fa Gora Ndaglo ak Thierno Faye. ab programme bu ñuy tàggat ndaw ñi ci école yi waaye tamit ci bërëbu liggéeykaay yi ngir mën a indi ay saafara ci wàllum xëyu ndaw ñi mu doon ab formation boo xamante ne. Touba nekk ci wàccaayu comme màggaluk fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar wi la ñu jàpp ci fukki fan ak juróom ci weeru sàttumbar wi ñu dëgmal tax ñu amal bésub set setal ginnaaw ba commission bi yor wàllum alam gi nekk ci comité d'organisation bi dafay lu ni mel ci noonee coordonnateur u UCG yëkkati jumtuwaay yu am solo ngir bés bi li mën a antu. ñu góorgóorlu nag ba mobiliser nañu ñeent fukki oto yu mag mu waxee oto yu mag nag mooy ay pelle mécanique ay benn tasseuse matériel lourd boo xam ne nañ ko mën a comité d'organisation bi dañ koy teg ci loxoom ngir ñu mën ko yóbbu ci quartier yi pour mu mën a jàppale nit ñi ci wàllu propreté. bu loolu weesoo aussi mobiliser nañu 3500 unités yoo xam ne ay matériel de nettoiement la lu demee ne ay pelle ay balai ak ay brouette ndax loolu am na solo ndax Touba gis nañ ni bu weesoo UCG population yi ci seen bopp ñooy jug di bale di nettoyer dëkkee ci loolu donc bu ñu leen jàppalee dina gën a yombal liggéey beneen bi mooy aussi wut nañu ay gants ak ay masques ngir mën a dimbali pèlerins yi ñu toll ci 12000 unités ak aussi personnel bi incha allah dinañu mobiliser ñetti téeméeri nit ñeenti téeméer sax 400 xale yoo xam ni dans le cadre du programme xëyu ndaw yi dañ leen indi fii ci Touba ngir ñu mën a commencer liggéey ci nettoiement bi. ci lu jëm ci wàllum yenn point yi di inondé ba tey jëlee ci Touba coordonnateur u ICG xamle ne dinañ def seen kéemtulaay kàttan ba loolu lee du indi benn gàllankoor. am na gox yu mel ni Dakar sax xëy na fa la gënee tar ndax nit ñi dañuy jaxase mbalit yeeg ndox yi dugal ko ci kanu yi te loolu ñu ngi ciy def ay jéego àndandoo ak suñu naatangoo directeur général ONAS
dañu am benn convention boo xam ni may nañu ñu booleendoo suñuy moyens ngir mën a avancer lu donc s'agissant de Touba aussi noonu lañ koy defee rek delloo buum ca mboy ga maanaam lépp loo xam ni laaj na ko jot nañ ci ndigal pour ñu wut ay moyens pour quartiers yi nga xam ni mënuñu fa accéder ndax problème d'inondation ñu góorgóorlu ci ngir ubbi yoon yi ba liggéey bi mën a mucc ay mu di jàppandal la le président bu commission bi yor wàllum alam gi bokk ci comité d'organisation bu màggal Touba gi lee rafetlu Serigne Abdou Latif Mbacké ànd ci doxalinu ICG. président de la République di ko xamal ne ko bég rek lañ def ndax vraiment seen ñëw bi rafet na mat na ni ñu ko waxee yàgg nañ koo def depuis ñu tàmbalee bale Touba ñu daje ba ànd ak état yi ak gouvernement yi ni ko sëriñ bi di santaane ni ko sëriñ bi di bëggee taalibe yëpp di taxaw di setal dëkk bi balaa màggal Touba. mu des lu yees fukki fan ak juróom ngir ñu amal ak màggalu Touba gile tax comité d'organisation bi di def seen kéemtulaay kàttan ngir événement bile mën a jaaru yoon. jaajëfal ko Gora Ndak Lo ak Thierno Faye ñu ngi ko doon junj ci bopp xibaar yi bëri na ay ndaw yoo xamante ne bi toll nañ ci ati liggéey it ñenn ñi am nañu ak tàggatu ngir mën a liggéey ñenn ñi amuñu ko bëri na it ay bërëbu liggéeykaay yoo xam ne ci réew mi te soxla nañu ñu leen liggéeyal waral nag ngir mën leen a dajale ba ku nekk gis bopp ci wàllu woowee am nañu ab sos gu yees goo xam ne it dar nañ koy daal di taxawal ngir tàggat ndaw ñi si am xëy gu gën a ñoŋ ngir lu ñu duppee école entreprise nekk loo xam ne dina daal di dox daan nañu koy fësal tey ji ci fi nga xam ne moo di chambre commerce bu Ndakaaru ci fekk ak Mame Seynabou Babou ak Seydina Mbaye. ab programme bu ñuy tàggat ndaw ñi ci école yi waaye tamit ci bërëbu liggéeykaay yi ngir mën a indi ay saafara ci wàllum xëyu ndaw ñi mu doon ab formation boo xamante ne booy xayma 80% yi ci entreprise lañ koy defee waaye 20 yi ci centre bi lañ koy defee. nga xam ne dina permettre jeunes yi ñoom lu ñu jot a jàng ñu mën ko exercer dans le milieu professionnel ndax dañuy fekk ci lu ci bari xale yi li ñuy jàng. du ñu méngoo lool ak li ñuy fekk ci bërëbu liggéeyukaay yi donc loolu moo tax ñu réfléchir sur ce qui est li ñuy tuddee formation école emploi donc dina tax xale yi dinañ jàng mais également li ñu jàng dinañ ko mën a jariñoo bu ñu demee ci entreprise yi. formation boo xamante ne amal na njëriñ ndaw ñi waaye tamit entreprise yi dinañ ci gagné ab personnel boo xamante ne dina xarañ loolu. entreprise li ñu ci am mooy xarale ndaw yi. ngañaayu entreprise la entreprise ñi ci ay nit a ciy liggéey nit ñooñu nu ñu gën a seen xarala gën a yokk nu mu gën a dëppook li entreprise bi soxla pour développer wu entreprise di mën a gagner formation professionnelle duale nag moom dafa jël formation bi yóbbu ko def ko ci biir entreprise bi ñi ñuy former su dee juróomi fan ñeenti fan ci entreprise bi la ñuy nekk. ku ñu entreprise boo xamee ni ki ngay jël mu war a liggéey ci sa biir yaa ko formel sa bopp di nga ko formel ci geste professionnel. programme formation école entreprise nag li ko tax a jug mooy fexe ba gën a tàggat personnelu entreprise yi indi ay saafara tamit ngir ndaw ñi mën a am liggéey. lal bu jublu tàggat ndaw ñi ba ñu am liggéey ba maytandiku lu mel ni mbëkk mi ngir xeex lu ni mel foofu ci diwaanu Ndar Géej amal nañu fa ab lëlub seetaan ay film di cinéma ngir xeex lépp loo xamante ni bi moo di xelu ngir bañ xelu ndaw ñu dugg ci gaal yi wutali bi ci réew ay film yoo xamante ni bi ñu ngi ko amale ci njàppandaluk direction générale bi taxawu doomi Sénégal yi dund ca biti réew dit war nañ ci si wàlli waral force boobee karawaan bi nga xam ne moom la ñu amal foofe ca Ndar Amadou Diallo la ñuy teewlu ay leeralam ci micro Matar Seck. dañu def benn programme lu ñuy tuddee caravane de sensibilisation donc ciné programme pour sensibiliser tey jii nii ndawu Sénégal pour xamal leen ki dem à l'immigration lu baax la wante na tegu ci yoon mooy nañu bàyyi di jël ay gaal tegu ci yoon mooy nañu wut ay kayit yi nga xam ne loolu dina tax nga am li ñuy naan légalité ak légitimité pour nga dem nga immigré nga def li nga war def ci yoon. par contre tey jii nii duñu conseillé benn jeune nga jël ay gaal di dem ci bitim réew ndaxte tey jii ñu jël ay gaal yu ci ëpp ci ñoom dañuy nekk ci ay jafe-jafe ñi nekk dans des prisons aujourd'hui soo demee tey ay Dakhla soo demee tey Mauritanie ñu ngi fees dell te tey jii nii état du Sénégal teg ay dispositifs yu bëri
ay jumtuwaay yu bëri wut ay financement ak ay partenaires lu mel tey jii ni Union européenne lu mel ni tey jii ni la coopération espagnole ñooñu lëkkaloo ak état du Sénégal à travers le ministère des affaires étrangères mais également la direction générale des sénégalais de l'extérieur ci projet bii ñi nga xam ne moom la ñuy jiite nekk gouvernance migration et développement teg ak ay financement pour jàppale ndaw ñi jigéen ñi pour que ñu mën a véritablement accéder ci financement yooyu ñu mën a véritablement mënal seen bopp liggéey fii ci réew mi tekki fii ci réew mi toog fii ci réew mi loolu mën a nekk te ñun gëm nañ ko à travers suñu projet loolu la incha allah dañu accompagner xale yi pour que loolu moom. bàkk bi ñu tëgg mooy tekki ci réew mi moom la daal di yaakaar ne mënees na ko defee fii donte ndaw la goo xamante ni bi xale bu jigéen la yaatam toll si ñaar fukk ak ñett ki nga xam ne moo di Aram Kane Ba sos yëfi boppam loo xamante ni bi dañ koy jëfandikoo ngir taalub jigéen di loo xamante ni bi jàng na ko naam ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru gëmi wéyal ab njàngam waaye nag sos yëfi boppam di xeeti diw yoo xamante ni bi dañ koy jëfandikoo si soxna yi daja nag ay sutukan ak Moussa Fall ñu teewlu nataal bi. ñaar fukki at ak ñett la atu Aram Kane Ba tollu teewul mu moomal boppam jumtukaay yu ñuy jëfandikoo ngir defar bopp ak a jaay ay produits cosmétiques. Aram Kane Ba boutique en ligne la am buy jaay ay produits cosmétiques boutique en ligne baa ngi tudd Aramka Beauty. Maintenant Aramka Beauty day jaay ay produits cosmétiques tout ce qui est maquillage et produits cosmétiques pour hommes et femmes day jaay yooyu yëpp te aussi. am naa marque capillaire c'est-à-dire marque diw bopp boo xam ne dafa am diw sérum shampoing ak lépp luy dem ci bopp ak sikkim. cosmétique di lu mu bëgg loolu si néegam lay defaree lépp luy diw bopp sérum ak shampoing nga xam ne 100% bio la léppam mu teg ko si yoon am na sax bërëb bu muy denc lépp lu muy jëfandikoo ba ci beurre de cacao yi. mu taxawal Aramka Beauty 2020 jaayaat ab brosse bu mu jëndoon si la lépp tàmbali. waaw au début dama jëndoon benn brosse Jumia après bi mu ko jëndee foofu fay livraison bi def vidéo ci brosse bi ñu bëri naan man Aram foo jëlee li ma ne leen maa ngi koy jaay ci laa commencé di jaay brosse yi ma gagné un peu d'argent ci laa amee 250 000. ci à partir de cette brosse ak maquillage yi ma commencé woon jaay ci brosse à partir xaalisu brosse bi ci laa gagné un peu 250 000 ma génnee diw Glady Hair boobu diw bi rek moo amoon instant yi nii am na gamme complet. si xarala yu yees yi foire yeeg tontine yi lay jaar ngir mën a jaay. produit yi surtout je publie sur Instagram su ko kenn gisee su intéressé woo mu gis ne lii lu baax la dafay commander donc. ñi xam ne dañuy wax sama produit dafa cher et tout c'est normal un peu parce que qualité la ñooñu dama leen di jéem a dimbali pour di def ay tontines de maquillage damay jaay aussi ci foire yi ñu bari xamee nañ ma ci. ba mu taxawalee Aramka Beauty yàggul tax juralagu ko dara ndax li muy jot a am ci bénéfice da ko ci dugalaat. maa ngi ciy gis sama bopp parce que gaawul nag mais su ñëwee rek. xaalis bi su ñëwee rek ñëw na. ma jaay yëpp je peux dire que dama ko investir ci Gambie te Gambie bi mu génnee yàggul. j'aime trop mettre en avant mes produits je ne pense pas à l'argent qui va venir ou ce que je vais réaliser je veux mettre en avant les produits d'abord gën koo fësal ba nit ñi xam ko ma doog a penser ci xaalis bi may apporter surtout qualité bi après emballage bi après publicité bi. boole liggéey ak jàng di lu jafe waaye pas-pasam tax muy mun a janook bépp jafe-jafe. c'est un peu dur c'est très dur même parce que parfois dafay metti par exemple un jour si début mois de juillet bi noonu rek amoon naa examen IAM am examen université le même jour aussi amoon naa foire du coup dama xëy dem ci foire bi def installation yi ak yëpp sama benn égérie yi ñi defoon photo yi ñëw. jaayal ma dem sama def sama examen du coup bi ma defee examen bi IAM examen en anglais dama wàcc ma dem UCAD def foofu examen en informatique bi ma defee examen bi ba pare ma jëlaat oto dem IAM jour boobu je n'ai pas pu faire l'examen parce que j'étais en retard. si laa jëlaatee taxi après ma dem
ci foire bi parfois da ngay rencontrer ay jours yoo xam ne tu n'as pas le choix doo xam fan ngay taxaw doo xam fan ngay njëkkee. bu dee ubbi ab site am boutique cosmétique ak laboratoire boppam mooy ma bëtam Aram Kanba di xamal ndaw yi ne nànk-nànk mooy jàpp golo si ñaay. Les jeunes soyez patients ngeen jël seen temps ci lépp loo leen di def dem ci ak passion parce que soo leen xalaatee xaalis bi rek daf leen di yàqal. jaajëfal ko Aïssatou Kane dëgg la ndànk-ndànk kay jàpp golo ci ñaay yéen ñi jàppoon télévision bi dañu bàyyi xel ci jotaay xibaar yi fii lañ koy yëkkatee waaye bu leen tuxal seen ak seetaan ndax la total day wéy neeskil ak Cheikh Hasana Fall 19h45 xibaar yi si kàllaamay nasaraan ak soxna Aïssata Ndiaye Fall xibaar yi di wéyandi si www.emedia.sn